voilà people donc ci suñu ndorteelu émission Fatou Ka waxoon nañu tey ci ñan la nar a wax dama koy bàyyi mu développé Fatou. voilà colonel tey nag information people yi dañ koy dooree ak ki nga xamante ne mooy Abdou Sy di doom ci Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum moom nag dafa mer jëmale ko ci frère am di Serigne Moustapha Sy njiital Moustarchidine yi ndaxte Serigne Moustapha dafa yëkkati ay kàddu moom it jëmale ko ci Pape Malick Sy di porte-parole khalife général des Tidianes. moom nag Abdou Sy nee na Serigne Moustapha jàmm rek lañ ko yéenee waaye nag dafa war a xam place am xam ne nekkul du seen sëriñ du seen jiit ki leen jiite mi ngi fi. bu weesoo loolu aussi nee na ñoom yaakaaruñu ci ki nga xamante ni mooy Serigne Moustapha si ki ñu yaakaar mooy Serigne Cheikh di seen papa moom lañu yaakaar tey yaakaar ko aussi ëllëg nee na aussi Serigne Cheikh dafa daan wax que njiit da nga war a am yenn melokaan yi de telle sorte que ñi nga jiite ñuy mën a jël ay leçons yu baax si yow mais gis na ne Serigne Moustapha nekkul ci tànk yooyu nee na nag bu attaqué ki nga xamante ni mooy Pape Malick Sy attaqué wu ko moom mais Serigne Cheikh la attaqué ndaxte bu waxee ay kàddu yoo xamante ni du dëgg moom noonu la ko waxee bu waxee ay kàddu yu dëgg ne Serigne Cheikh moo ko waxoon te Serigne Cheikh nekkatu fi en plus mosu koo wax loolu donc Serigne Cheikh lay attaqué mais na xam ne daal Pape Malick Sy moo nekk personne boo xamante ni Serigne Babacar moom la gënoon a fonk sur terre ndaxte dafa nekk turandoo direct waajuram di Seydi Hadj Malick Sy mi ngi ñaan nag Serigne Moustapha bu mu yëkkatee te ay kàddu jëmale ko ci Pape Malick na Pape Malick kilifa la te bu ko defatee ñoom dinañ génn ci média yi wax leneen moom frère am. waaw man xam nga man lenn rek ma ci xaw a jaaxate xam nga man laa gëm affaire famille. dañ koy régler ci famille. média dafa doy waar. boo bëggee régler say problème yor say frère wala yor say mag ou bien kii da koy jaaxale ci média. loolu rafetul. man quel que soit alpha lu ñu la mënti wax dama ba ci moom nga ko lii ak lii fi ñoom. xam nga ci famille bi ñu bokk. dégg nga lii vraiment kii bi tournée bi muy jël du lu rafet. parce que ñun dañuy roy ci ñoom mais lii bu dee ba mel nii day nekk affaire boo xam ne vraiment du lu ñu bëgg man vraiment affaire bi kii na ma parce que bon xam nga rek affaire bi dafa ma metti sortie bi laay wax. metti na ma lool waaw je ne veux pas affaire familiale mais yem nañ ko réglé ci seen ñoom kenn du yëg am na ñoo xam ne ñu ngi xuloo entre frères kenn yëgul dóorante sax ay compagne kenn yëgul man je pense que loolu ñun ci loolu la ñu war a ñoom loolu la ñu war a wan ñun comme ça ñun tam ñu koy def. c'est vrai loolu li nga wax am na solo trop surtout aussi bu ñu demee bay wax Serigne Cheikh di ko si tudd te mu nekk koo xamante ne nekkatu fi aussi dafay gën a ñaaw. alors suñu jógee ci moom Abdou dañuy jàll ci invité maanaam di Pama Dieng moom nag seexoon na benn waxtaan ak waa journal enquête ñu di ko laaj ci digganteem ak frère am bi di Momo Dieng mu ne moom honneur la ci moom tey jii nii ñu koy wax que dafa nduroo baat ak ki nga xamante ni mooy Momo Dieng c'est très normal te loolu ñu ngi ko hérité ci ki nga xamante ni mooy seen papa di El Hadj Ndiouga Dieng foofu lañu hérité nee na waaye nag terewul moomoo bokkuñu registre bu ñuy woyee moom dafa am ay propre feeling am moom Pama ay propre feeling am moom la ñëw pour imposer que ñi nga xamante ni mooy public am te nee na aussi moom ak frère ku nekk da ngay jàng ci sa morom ñoom ñaar dañuy partagante ay secret te loolu moo def li nga xamante ni mooy seen force te nee na aussi moom papaam mosul que muy papaam ak moomoo ñoom ñaar ñëpp kenn mosu si bëgg mu ñëw rangé wu si ginnaawam soit di ko aaw wala yooyu noonu dañoo mës a bëgg mu jël yoonu boppam imposé boppam te ci loolu la nekk yoon boobu noonu la jël moom Pama Dieng. il nous en dira plus. voilà comme
voilà waaw moom après dina ci ay leer. no comment. no comment. d'accord ba si kanam moom Paa mu ñëw wax si incha allah. alors bu ñu jógee ci moom dañuy jàll ci ki nga xamante ni mooy maître Khoureychi Ba nekk avocat à la cour moom nag ci procès Khalifa Sall bi dafa am nee na lu ko si déranger muy ñi nga xamante ne muy sécurité bi mais ñi nga xamante ne dañuy sol ay kagul nekk ci biir li nga xamante ne mooy salle d'audience bi nee na da leen ragal en réalité wóolu leen dañ koy mettre mal à l'aise te gis na ne ni moom sensation boobu muy am ci ñoom aussi noonu la ko ñeneen di amee bu fekkente ne ñoom sécurité ñii di ñëw ci audience bi moo leen fi indi c'est pas la peine que ñuy nekk ci salle bi di def ay sol ay masque yu ni mel mais mën nañ nekk juste ci biti nekk ci box bi gérer sécurité nit ñi nekk mu dala assister procès mosul gis procès bu ni mel boo xamante ni ay nit dañuy sol ay kagul nekk ci biir mel ni ñuy préparer guerre. Je pense que ci procès présumé terroriste yi également y avait même constat bi leen nit ci defoon ñu bari dañu doon wax même que daf leen tiital un peu et comme explication on avait donné que ampleur li nga xamante ne moom lañ leen tuumaal moo tax ak également le fait que c'était une première alors bii nii c'est pas la première fois que ñuy juger un homme politique après ban excuse la ñuy joxe wala ban explication. j'espère que dinañ indi excuse bu valable aussi parce que lii moom comme ni ko Khoureychi waxee rek kenn mësu ko gis graw rek loolu rek la c'est que Sénégal fii wax ji xam nga lan la man yàgg naa koo wax fii dama ne ku mënta fexe ba yëmbal doom agression mënuloo fexe ba Guédiawaye nga xeex agression ba fa nekk ak ñàkk sécurité ba dama ne bu fekkee da ngay sécuriser Afrique waxooloo man nañu waxante dëgg et puis bala maa bëgg a dee ñuy wax ay terroristes nangam c'est que il nous emmerde ak ay terroristes yooyu quoi dañu waxante dëgg c'est que il commence à nous importuner quoi ay terrorisme ay nangam xam nga bëgg jël affaire bi ku ci nekk langaamu ci dama ne la François Hollande defoon na ko mais jigu ko dafa jug gars yi di kii seen kii fële mu dem ne moom moo koy lijjanti dem ci ay dëkku jàmbur dugg ci yoo xam ne ni dugg na ci bopp ak baat mais laata mu ciy génne li ko fi yokku jëlee bokk na ci parce que li mu ci cumulé ci ay défaite ak yooyu mais xam na ne moom fi mu ne nii terrorisme songu ba ñu yokk songu dëkkam yépp ci moom la jógee nañu ñu may ak ay affaire terrorisme en tout cas ñu ngi woo fii loo xam ne ak di fooye loo xam ne nii du ay waaju jël ko jàpp nañ terroriste xaw ma Richard Toll xaw ma fan ak fan gars yi mënuñu sécuriser sax yëmbal loolu mooy la réalité démb mais ak ci démb rek lu garaaw ci biir salle d'audience waxante ay kàddu est-ce que jar na ko nga ñëw xoolal loolu ay tappale la quoi doy keroog laa dugg ci oto romb ci benn rond-point maa ngi romb ay policier la xaw ma ay lan mais ñi ngi yor ay genre ay yooyu mel ni ay makudóom mais boo yow déjà boo ni tëll gis leen rek da nga naan mais qu'est-ce qui se passe on est dans quel pays xam nga li ma wax boo ni tëll ba yem ci ñoom da ngay tiit mais nekkuñu ci pays bu am guerre nekkuñu ci pays bu kii pays bu am c'est Sénégal xam nga lan la fii du état bi moo ko sécuriser du état moo tax yu bëri am feneen amu fi mais doomu aadama yi ñoo bañ a leen seen bopp xam nga ne lu muy indi mais aussi dañoo am ay mag ñoo xam ne xam nga ne lu muy indi day tax nit yi démystifier yenn affaire yoo xam ne c'était des moyens de dissuasion dafa am dans en termes de sécurité dafa am moyen de dissuasion ou bien tenue de dissuasion xam ne yooyu yëpp day am yooyu day am mais nag bu ñu ne bu dee lu xew rek ñu génne ko rek day dem ba nit yi nag leen dañuy dem nag ba dootu leen safati dara te loolu c'est pas bon. te donc xamuñu loolu accident doyen parce que nit ñi léegi ragaluñu ay police ak ay nang gis nga ñoom ñëpp bu ñu soloon tagul même ñi atte ci boobu sax bu ñu soloon tagul nii toog nii ñu toogee jàkkaarloo di tuure nit ñi dañ leen di xool ci ay bët di wax ak ñoom ay tagul ak yëpp nit ñi ragaluñu loolu il faut ñu bàyyi loolu waaye ñu jógee ci loolu dañuy jàll ci Fatim O moom nekk fële ca RFM moom nag dafa indi benn tontu bu gàtt rek ci li ñuy wax fan yi diggante Youssou Ndour ak Wally Seck mu def benn post ci page am mu ne buñ demee jour bés bu ñuy demee ba di tëkkale Justin Bieber ak Jay-Z wala Justin Bieber dem ba tolloo Jay-Z moom dina indi réponse am ci diggante Pape Youssou Ndour ak ki nga xamante ne mooy Pape Wally Seck. finalement joxe na réponse. finalement joxe na réponse am. moom bëri na ci bëri. voilà léegi. mais yoonam nekk na ci quand même. xam nga gis nga. non mais yoonam nekk na ci boobu. gis nga yéen bàyyi leen seen yii gis nga yéen ñii yéenay tàngal sax diggante nit yi ñii di kii ni ñooy tàngal diggante nit ñi indi ay kii di leen wax naa ay di wax ay di bëgg a dugg ci benn affaire boo xam ne ñoom ñi sax boo sax du seen xel sax dama ci ñoom na ñoom wax te dëgg man dama ciy dégg ay commentaires yoo xam ne nit ki am fi yow lu sa yoon
yow mënoon lijjanti yow sa liggéey. ah coach nag yoonam na ci parce qu'il s'agit de son patron. mais li ci nekk xam nga lan la c'est-à-dire fii tey li xew ba xew mooy ñi nga xam ne tey ay journaliste lañu. ñi nga xam ne ay animateur lañu ñëpp dafa am habitude boo xam ne dañ ko am Sénégal te dañ ko war a dépassé. mooy habitude xalamalaate. xalam yi foog ñu wàññi xalam yi. ku nekk yaa ngi ut sa rétité yow da ngay nekk ci benn kër goo xam ne yaakaar nga ne patron de presse bi wala kii boo ko waxul lu ko neex rek doo dem. yow defal ko sa liggéey ni mu waree rek sa liggéey defal ko ni mu waree. yow animateur nga xaw ma animatrice mais animer sa heure bu jeexee nga dem sa yoon. xam nga lan mooy léegi su wax moo ci nekk ñoom ñooy jaxase nit ñi. c'est ça la mooy xool man su ma nekkoon place am xam nga lu may def su ma nekkoon moom place am mooy que animateur la parce que moom ñëpp la fi nekkal. comme kuy musicien la fi nekkal. kon nag man ma dox tànku jàmm ci suuf kenn du ma yëg. d'accord léegi balaa waxtu bi di ñëw xat ñu ci yàlla ci keneen. voilà dañ koy jeexal ak Mango Diazaka ba tey ci diggante Youssou Ndour ak Wally Seck ku nekk ñoom ñëpp artistes yi ku nekk da ngay dégg di waaye ñoom ñu waxati waaye yow non c'est que xam nga lan la gis nga la plupart ku ci bëgg a bawse nekk di ci wax. mais coach balaa ñu naan lan la waxati faut également se poser la question lan lañ ko laajati. parce que dafa dañuy tontu en fait. dañuy tontu coow am na ñoom ni ñu ci profiter pour wax peut-être am buzz noonu la ci également animateurs yi. boo ma ci laajee ma ne la xaw ma ci dara. mais bu ci xam. xaw ma ci dara ñu déglu. lan la waxati sama copain lan la waxati lan la sama copain waxati. moom lan la waxati sama copain. moom nee na Youssou Ndour c'est le meilleur artiste au Sénégal. Wally dafa war a topp ci ginnaawam te xam ne Youssou Ndour mooy papa moo ko jiitu ci art bi Youssou Ndour moo fi daaxaway daal moom noonu la ko waxee donc Wally bu mu nangu ñu koy comparer ak ki nga xamante ni moom Youssou Ndour parce que ñoom ñaar duñu Youssou Ndour amul morom ci waay bi. waaw mais loolu ça n'engage que lui loolu waxam la gis-gisam la comme aussi coach mi mën na ci am gis-gis Khady Colonel am ko Mantu am ko Fatou am ko ñëpp am ko Pape Maguette am ko gis-gisam dong la wax et puis li ci ne sax mooy moom nee na wurul topp kii dafa war a kii ci ginnaaw xam nga wax dafa nekk loo xam dafa garaaw surtout bu dee da ngay lakk olof nga tey bu baax ci li ngay wax ndax noo ko boo ko waxee nii rek mën nañu koo déggee ne la ko tedd ki waxoon rek Cheikh Rafal c'est que wax benn la waaye dégg-dégg moom mën nañoo wuti li ci ne mooy moom dafa kan moo ko wax ne ko Wally ci boppam dafa comparé boppam benn yoon ak Youssou Ndour mooy première question qu'il faut se poser parce que man Wally dégg naa mais ay concert Wally gis nañ ba tey bu ñu la laajee da ngay seen kii mais man mosuma dégg bu ñu ko laajee amul audace xanaa ñëw ci yow bu ñu la laajee nga wax non du question dañ lay laaj ma wax mais xëy na moom dañ ko dégg waa dañ ko def interview donc day wax xalaatam rek ko ci yow tamit effectivement xalaatam moom kenn ko bañal waaye nañ ma laaj rek man buñ ma laajee ci ñoom ñaar gars yi kaay leen laaj ko dinaa leen jàngal lan mooy wax. voilà waaw nañ ma laaj ci kii rek ou bien nañ ma laaj diw ak diw ñaari nangam ou bien nii nangam nañ ma ci laaj rek am na yoo xam ne. c'est comme l'a fait El Hadj Diouf chanteur moom bi ñu ko posé la question dafa ne moom loolu du débat yëgul ne Youssou Ndour ak Wally am nañ problème donc du ci prononcé point c'est ça waaw bi ba de moom dafa non El Hadj Diouf pas le footballeur le chanteur non El Hadj Diouf El Hadj Diouf non kooku c'est un gentleman mais loolu la ñu wax gentleman waaye nga bëgg a dugg ci benn coow loo xam ne di nekk di ciy wax bëgg ci baaw ba nga des ci te ko fi jar diw ak diw noo leen gisee waaw man de maa ngi bëgg ñu nekk ci jàmm na jàll dama ci yoon point final lan nga ciy wax boo ciy waxee parce que adduna dafa gudd temps tey jii mën nga ne kii waaye nangam kii bu ëllëgee dootoo ko defati voilà donc Fatou ñu lay remercier bu baax a baax di leen remercier yéen tamit coach l'international ak doomu ndeyam musul nekk man gis naa temps yi kenn fibalu ma de yow kenn du la fibal man loolu ma ko seetaan temps yi paase jëloon nañ ma de